xaar nguur gi dañuy xaar ba xaddi parce que Macky Sall mu ngi noofu Amérique di dem di ànd ak ay ministre ñuy fekk di dugg ci biti gi surtout te ñun amuñu kenn ku ñu jooyal sonn nañu amuñu ku ñu jooyal lu réew amuñu ku ñu jooyal amuñu ku ñu wax ko dañoo jooyal mu ngi réer fekk Amérique dëgg la ànd ak famille Amérique nag leen sunu groupe 4 man maa ngi ci groupe mais si groupe 4 bi dañoo décidé parce que am na dama nañ présidente Zeyna dañoo décidé comme ñu nekk xool ñu xool sunu biir lu ñu mën a dajale yónnee ko ñu jënd bale waaw ñu jënd bale wala ay matériel yu ñuy soxla ay sumo ñu dimbalee ko ñi setal ñun noonu la ñu bëgg a def macha allah loolu c'est une excellente idée damaa bëgg ñu bàyyi di wax Hélène nekk xaas wala Hélène def ni Hélène deful dara Hélène santul kenn lenn sunu initiative effectivement ñun ñoo xalaat ñu nag ñoom Zeynab ñu dajale lu ñu am une pétition dajale lu ñu am ci nekk bitim réew ñu dajale lu ñu am yónnee ko ñoom askan macha allah am na solo ñu jënd siwo lu leen manqué rek su sunu doole ñu jënd ko jox leen ay râteau xam naa façon yooyu yi ne yu soxla pour nettoyer waaw ñun loolu la ñu bëgg a def jërëjëf loolu lañ ci loolu la ñu nekk di réunion ci loolu la ñu nekk di wax dañu bàyyi bu ñu bëggee bës rek ñu taxaw tudd Hélène Gaye wala tudd Assane ku bëgg bës na nga wuti bës ñun taluñu bës dañuy liggéey merci sister dañuy liggéey taluñu bës dañu bàyyi seen caaxaan yi bu ñu jigee taxaw ñu uti na internet ñu taxaw di kat wala di gaaruwaale di ñun dañoo dépassé loolu Hélène du leen tontu dëgg la gis nga ñoom Hélène duñ leen tontu am na ñu leen di waxal boo leen bëggee bës ngeen uti ko feneen taxat wallaay je te jure sister ngeen di nekk am na ñoo xamante ne du ma sax tudd seen tur di ngeen di solo baaxul di ngeen di solo sax dafa baaxul di ngeen di solo solum bi vulgaire amoo leen lu ngeen di wax baaxoo leen jonguwoo leen boo leen bëggee bës taxaw naan Hélène Gaye nee na ma nii di def ay montage ci Facebook yoo xamante ne xale yi sax mën nañ koo def ñun xam nañ ne dañoo yàgg wax ak yow loo wax xam nañ ko loo waxul xam nañ ko bàyyi seen caaxaan yi di ngeen dem liggéey moo gën li ngeen di def ci internet bi di fen di yàqal doomu jaamu gis nga nit ku baax mënoo leen koo yàq kii baax na raw na leen Hélène du wax ak yéen du leen tontu dëgg la du leen bu sa tontu amul seen jot ba leen dépassé effectivement damaa bëgg Hélène bàyyi ñuy wax la Cheikh Abou la caravane passe ñoom xam nga lu leen dese parce que excédé mbëlbële kenn àndul ak ñoom kenn àndul ak ñoom moo neex nit ñi dañ laa bëgg wallaay ndeysaan bilaay kenn mënu koo dindi soo leen amee ñi ngeen di waxal leen nag ñun boo leen waxee ñu tontuñu ay doomu xaraam yi tekkiwul dara kenn di nekk di def ay live di gaargare doomu jaamu di ko waxal lu bon te xamoo leen ci moom dara je te jure bàyyi leen seen di koy sàtte yi da ngeen dem liggéey Sénégal liggéey lañu soxla liggéey lañu soxla wax ci tey sonn bàyyi leen doomu jaamu yi ngeen di taxaw ci internet bi di waxal lu bon di sos kontaan naa trop ma chérie fale ko woon ma dugg merci man yii yëpp maa ngi seetaan fale ko woon ma dugg merci sister kontaan nañu namm nañ la nag namoo nañ la trop xam nga kër gi yéen yaa leen koy wéttali yéen yaa leen may wéttali yow Dior la baronne you know boo leen fi nekkul damay wéet donc bu leen bul di sori dégg nga non du ma sori maa ngi nuyu sunu présidente day nag ñoom Sarkour tout le monde ñu ngi góorgóorlu ñoom Alima ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu ñu mën rek dinañ ko jàppale Assane macha allah kontaan naa torop Assane a ngi leen di déglu te kontaan na torop ci initiative yooyu nañ ko ñaanal aussi bu baax yàlla aar ko li mu commencé nii nettoyage mbedd yi c'est vrai que état bi ko war a def mais bu ñu toogee di xaar état bi dara du bouger moom dafa attaqué premier chantier bi ko gën a bi mu njëkk a gis mooy tilim mbedd yi ni mu salté donc dañ ci ànd ak moom ba ñu tegaat beneen chantier dégg ngeen noonu la ñuy xeexee il faut merci ma sœur je vous félicite maa ngi leen di féliciter di nuyu groupe 4 WhatsApp yéen ñëpp maa ngi leen di féliciter groupe 5 groupe 6 groupe 7 yëpp def leen topp leen ci loolu groupe 4 def ñu leen di encourager ngeen bàyyi histoire bu leen bàyyi kenn dugg seen biir di wax ay affaires yu grave ba nit ñi daw groupe yi bu leen ko nangu battez-vous pour le Sénégal lii nii c'est pas pour Hélène c'est pas pour Assane c'est pour le Sénégal il faut que ngeen comprendre loolu il faut ngeen comprendre loolu
Hélène daf koy def pour motiver leen dama fi toog pour motiver leen mais lii yéen yaa leen di c'est pour les jeunes pour surtout les jeunes nañu continuer parce que c'est possible on est plus nombreux groupe yi kon yegg na 1000 je te jure asalaamaaleykum sister Kepson. maaleykum salaam sister noo def. ba yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi cool ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah. waaw xanaa am lu ñu naqari rek. bah oui parce que kaso kenn du ko yéene sax sa noonu. wallaay Françoise. kenn xamul bi façon man Khalifa Sall franchement bi ma jógee Sénégal yàgg na mais gis naa lu mu fa def gis naa mbeddi Sandaga kenn mënu fa woon a dox ba ay Cambérène il travaillait en fait gis nga nit bu gouvernement médiocre bu bëgg kenn ku performant ku nekk ci ku leen rax wala kuy fësal ci médiocrité man noonu laa gisee. effectivement man noonu laa gisee may leen Aïcha Kandé ñu nekk en direct ak suñu sœur Kepson Maimouna. donc man noonu laa gisee sister parce que dama ne moom comme mu ngi liggéey ñoom il faut absolument rien defuñu dara Sénégal moom mu ngi liggéey mu ngi bale xoolal Sandaga ville plateau da ngay taxaw fu la neex sa bët àgg ba fu mu la neex et on n'avait pas ça ñaata gouvernement ñëw fa mës a jaar. man je ne suis pas Khalifa je ne suis pas PS bañ naa ko ba awma sax parti j'ai jamais voté mais nag ñoom ils m'ont motivé de je vais aller chercher ma carte et dinaa voter inchallah le reste de ma vie je voterai parce que gis naa ne ñii jaruñu sax ignorer à ce point. ñuy tong suñu dëkk bi nga foog ne Assane war na génne di dajale ay xale yu góor pour ñu bale Sénégal gouvernement moo ko war a def mais on va pas l'attendre gis nga nit booy toog di xaar ki war a def salte bi dina ñëw ba dugg ba sa biir kër. dëgg la. fan yi dama am ay gan ay français. ñu may ne oui mais tu sais l'Afrique le Sénégal ma ne hey de toute façon vous n'avez rien à dire vous êtes des soi-disant français vous voulez tout le temps voir les gens loger nourrir blanchir te nit ñi mënuñu ko am ci yéen. wallaay ndeysaan. vous nous utilisez on le sait mais dañ leen gën a noble. dëgg la that's true. Sénégalais teraanga la xam Macky Sall na génne Khalifa Sall man nag moom bi ma xoolee seen vidéo bi ma gis plus de 1500 personnes yéen ngi naan 83 ñi ëpp nañ 1500 personnes ñoom chaise président yi sax dañ ko mujj occupé ndax bari yow ñëpp ku nekk yóbbu benn nit mbaa ñaar yow nga yóbbu 2500 personnes di gën a yàq sunu der pour lan. wallaay la azim ñi dañoo baadoo la. mais cet argent on en a besoin Françoise il faut qu'on le dise gis nga ñii ñoo ñuy révolté ñun après ñu ne Assane moo ñu influencé wala François wala kenn fii ñun kenn moom mu ñu ba ñuy influencé ce sont eux qui nous révoltent. on n'est pas plus citoyen que vous. pas plus ngay xool ñi yor cancer sama tante personnellement elle a le cancer du sein mënuma la wax ñaata la ci doomu aadama yi def mënul fexe ba faju Sénégal. ñu jël plus de 54 millions de personnes fay avion fay hôtel nga foog ne États-Unis moo leen di jëlal loolu lépp en charge pour lan. non surtout bu daf ma ne gis nga suite ba ñu nekk ñoom fa ñu nekk noonu ay année 2000 def na ay côté 2005 la wax 2006 suite yooyu mu ngi doon jaar $18,000 la semaine def naa. Allahu akbar donc imagine leen laa lay wax doomam bu góor bi. multiplié par 84 xaw ma 1500 personnes. Allah ëpp nañ ko sister ëpp nañ ko de gis nga ñoom loolu rek la ñu wone man je te dis que ëpp nañ ko man am na ci kenn ku nga xam te ni doomam bi lay àndal ci télé la nekk du ma tudd turam dama ko doon aider comme je pouvais boobu mu ngi doog a commencer télé je l'habillais maquillé tout tey xamatuma ndax doomam bi fu ne la koy yóbbu di ko may xaas jëndal ko oto yor jëkkëram mais xaas boobu léegi yeneen sénégalais yi l'argent du contribuable boobu noonu ñuy tasaare am na benn gaayin boo dugal sànq li mu wax c'est pertinent yow nit ki day ñëw may la benn 100,000 wala mu faj la nga feebar nga gërëmee ko mais c'est pas son argent. waree fam la def. mën nga ko nag merci mais bu ko woy de sa xaalis la. sa xaalis la nañu bàyyi loolu gis nga sister. wallahi Sénégal dina yéex a dem ndax ñun ci sunu biir ñun ñoo am bërët waaye amuñu teg amuñu daaneel. Sénégalais day yuuxu rek nañ def li mais ci suuf ngay gis sax ku retiré wu dem toog jàpp ñàmburam nañu jug Macky Sall on a qu'à faire des marches. mën nañ marche pacifiquement yaa ngi dégg def suñu ay brassard rouge
manifester li ñu naqari moom bu ñu dégluwul opinion publique bi ak mondial bu ñu demee ba dégguñu il sera obligé de nous écouter. effectivement. lu génne Khalifa Sall baax na Dakar man de duma politicienne j'ai jamais voté de ma vie yàlla moo ma tiim. mais Khalifa Sall man gis naa ne baaxoon na Dakar. na bàyyi jàmbur mu génn. Khalifa Sall bu yàlla mooy def nit nguur boo liggéeyul ba keneen di liggéey bàyyi ko mu génn mais lan la Macky Sall dafa mën a tere Khalifa Sall wallahi gis nga kaso sister koo fay dugal na nga xam ñaata tàng ko fay dugal mu ngi ko faa fekk ji de ëllëg. Afrique politique bu salte la ñu am tëjaate bloqué waate mais Europe sax dañu ngay gis ni politique nit ki def lu raw loolu ils le règlent à leur façon mais Afrique il faut qu'on te foute au ñuf vous m'excuserez du terme wala que ñu jéem la bloqué wala ñu takkal la jiiñ la xaalis waaye nañu bàyyi nit ñi nag jàmm dañu génne Khalifa Sall ñëpp nekk ci jàmm. billaay wallaay waxal sista. waaw man na loolu la am lu ma doon te man je comptais vraiment. dëmm la de waa ji li Ablaye Wade wax rek laa wax parce que nit Ndiaye. sama maam jooju de mënoo ko. nit Ndiaye am na loo xam ne doo ko mën a def. Yërim Farawaat di Njaag moomu sama maam jooju yukk mi ci songum xeer kooku de lu mu xam a bari dafa nekk mag te yàgg Sénégal xamtuwul de. wasalaam. merci ma sœur. merci kontaan nañu. waaye penc bi daa neex damay toog nag ba sama dënn bi du ko fekkee. Macky Sall xol bee wow moom ci boppam xol bee rafetul moom ci gaw ma sax mu war a mën a confesser nii que maanaam man dama gëm yàlla man ça m'étonnerait que Macky Sall nekk ku gëm yàlla. parce que ku gëm yàlla am na loo xam ne danga koy daw am na loo xam ne danga koy moytu mais nit koo xam ni yow tu n'as rien qui te gêne dara gêné wu la ci def ci gàddu ak ah non mais xaaral ma woo surtout boobu ba xam est-ce que je vais le joindre non c'est trop yow Assane militaire espagnol continuez gars yi continuez militaire espagnol continuez nasaf dolli junjeer bu xorom bi saful ase nga dolli yenn saa nga def junjeer yenn saa nga def asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah kookan la waay sama frère bi réeroon. biñ doon wër ci àdduna bi waaw wër ko partout. waaye c'est tout beau donc am nañu honneur accueillir la ci penc bi tey di wax ni que moom day def aussi ay live yu am solo c'est tout beau donc tu es en direct ak suñu followers yi tey thème bi nekkoon thème mu tey bi c'est Khalifa Sall en fait régression des libertés li liberté yi dellu na gannaaw bu baax Sénégal ak mais surtout illustration bi mooy kaawu Khalifa Sall ma bëggoon nga participer ci débat bi wax sa xalaat waxtaan contribuer à notre débat d'aujourd'hui. voilà tout d'abord damay nuyu ñëpp salaamaaleykum ba pare. ñu ngi lay fay. nuyu Sénégal yëpp. ñëpp ñi ñuy dégg. ñu bàyyi xel ne rek Sénégal ñun ñoo ko moom ñun. dëgg la. Sénégal ci pour. ki sant Diouf ki sant Mbaye ki sant Ndiaye ki sant Seck ak ku mu mën a doon Sénégal pour ñun la. ñu bàyyiwaat xel tamit que ni. ñun sénégalais ñoo war a déggoo ci lépp. ba régime bu nga xam ne tey jii neexuñu. ñun ñoo ko fa mën a jëlee amaan régime mën a jëlee foofu du dëgg. dëgg la. lii lëndëm tout le temps. doomu aadama moo koy def parce que bu fekkoonte ni ñun ñëpp déggoon nañ ci benn lu dem tey jii am na yu bëri yoo xamante ni suñu rangooñ fer na yàgg na. xam naa dina bett doomu aadama yu bëri bu ñu ma déggee tey yow nga woo ma xëy na yow di nga joxe ay éclaircissement après. non man kay man xoolal est-ce que du gis nga ni Assane Diouf man yow. sa exemple bi mooy deuxième cas man Assane Diouf. dafa wax ci man fekk dañ koo sol ci man ba mu defee ni que dafa am façon bu ma mel ba ma waxee ci man ba ma waxee ni am na bañ ma ko yee dama ne du ma seetaan vidéo bi parce que bëgguma sax xam lan nga wax ci man ba loolu di tax ma am nu ma lay xoolee parce que li may def Sénégal moo tax ma koy def
su ma seetaanee vidéo boobu sama aspect sama humanité li ma nekk nit rek mën na tax ba nit dong laa matuma mën na tax ba ma ne kii daf ma bañ kon du ma def ak moom du ma liggéey ak moom loolu laa lay wax yow man du ma seetaan loolu vidéo yooyu nga def du ma ko seetaan man su ma lay seetaan léegi à partir d'aujourd'hui laa lay seetaan te noonu lay doxalee man du ma cultiver la haine du ma cultiver division du ma cultiver lenn lu dul luy indil Sénégal jàmm waaye nag ku ma bëgg dëmm xama ni ko Assane di waxee dëmmatu ci bëccëg nda kàmma ma daw bàyyi la fa looloo tax ma bloqué ay ñu bëri ci réseaux sociaux yi ñu mere ma te dañuy ñëw di ma wan ni bëgguñu la li ngay def neexuñu danga ñoo sonal su ma demee bloqué leen pour ñu bañ ma gisati ma bañati sekk ñoom lenn ci la ñuy gën a mer gàddu seen i ngànnaay fu ne ñu dugg fa Hélène Gaye am Hélène am Françoise am Hélène am Françoise xoolal dama leen di moytu man damay moytu rek parce que man dans le réel yow xam nga dëkk naa Médina fa nga dëkk noonu mbedd rue 13 angle 22 musuma fa jotee kenn jàmm laa sekk ñëpp fa ma dëkk waa koñ bi doo gis samay mas bu la ne Hélène dama doon xeex ak moom wala dafay ñëw fii damay xuloog moom parce que man bu amee ay histoire damay préférer bañ soo ma indilee coow dama lay moytu noonu laa mel dans le réel te noonu laa mel ci réseaux sociaux yi boo may indil coow dama lay moytu. xam nga man sax bon man damay remercier ñëpp parce que man dama am ñu may waxal ay nit laay waxal du ma wax ak ki nga xamante ni du kuy réagir du ko xamante ni dina mën a xalaat li nga xam ne mooy problème principal yi nga xam ne moo am balaa may dugg ci thème de Khalifa Sall man waxtaan nañu nee naa la dafa am ñi nga xam ne xëy na comprendre ñu ñooy dugg di jaxase nit ñi ba guerre bi am te guerre boobu war naa mën a ñàkk ndax li ma waxoon wax naa ko sama ay nit sama ay grand wax naa ko sama ay kilifa aussi ay nit ñoo xam ne dañ may déglu ma ne leen ñun ñëpp dañu bokk jëm ci benn rond point bi ñu jëm dafa am lu ñu fay fekk pour jëlee ko fa ndax lañ fay fekk dafa diis oyoful mais pourquoi pas ñun ñi nga xamante ni ñooy jëm pour dindi ji loolu lan moo tax ñun mënuñoo déggoo jàppoo loolu dem dindi ji ko fa ba pare bu ñuy xeex ñu xeex tey jii yow ci sa bopp bi ñu waxtaanee. gars yi nee nañu dañoo jombi de que ñu dégg la fi te nga wax ci sama live. thank you moo tax ma ne la sant après yow nga leeralal leen fan la ñu foofu ko ba pare. rue 13 angle 22 wax naa leen ko rue 13 angle 22 laa. man j'ai dit et je vais le dire. boo xam ne damay wax fii wax ko fële xalaat ma ko ndax du Hélène wala keneen nag personne boo xam ne wala waxloo na ma wala wax na ma ni ma kaay nga waxal ma lii. y a personne je suis apolitique et xëy na samay dëgg nag moom la bari mënul conserver ba nga xam ne dina jommal ñu bari. waaye man sama benn xeex bi may xeex bu ma doon commencé xeex démb moom laay xeex tey te moom laay xeex toujours. dama li ñu metti ñun sénégalais li ñu metti te ñun ñëpp ñu bokkoo di ko jooy nañu àndandoo jooy loolu ci benn ñu àndandoo joxante loxo xeex loolu ba pare bu desee bataille bu fekkee bataille dafa am te ay nit déggoowuñu man ànduma sax ci ay ñàkk déggoo dama ànd ci ñëpp suudewu ñu mën a def suñu Sénégal parce que réseau bi dafa faible surtout boo xam naa da ngay dawal xama coupé woowaat ko réseau bi dafay dawal def naa réseau bi dafa non pas ça xam nga def voilà di wax ni que Sénégal moo ñu tax a jóg effectivement surtout bu dafa jóg di dox jàmm booba
ñu waxtaan ba il se trouve que ñoo bokk daanaka Medina fa ma nekk sama papa Omar Ndour sama père adoptif Omar Ndour la tudd rue 13 angle 22 la nekkoon muy sama collègue nekk sama pap du fond de mon cœur ñëpp xam ko Sénégal yëpp ku ma xam Sénégal xam na Pape Ndour Pape Omar Ndour yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla yokk leeram te suuf sedd si kawam Pape Omar Ndour donc mooy koo xam ni papa la ci sëtu buur parce que ñoom ñoo bokk Médina ñoom ñoo bokk seen xawma kii lëbu cëriñ laa koy wooye jàkk cëriñ ñoom waa cëriñ lañu ay lëbu lañu donc ñoo bokk rue 13 bokk lépp donc ci la ñu wax mu ne ma bon yow désormais on va loolu wax li ma doon dox moom daanaka sotti na pour juboo boole ñëpp ñuy dox pour Sénégal mais yow personnellement sama sœur nga ma ni ko yow itam sama tu es mon petit frère donc loolu moo waral tey ma dugal ko ci live bi pour que mu mun a participer pour magnifier loolu retrouvaille boobu am sama diggante ak moom voilà c'est tout beau yaa ngi en direct. merci ci clarification boobu moo tax may wax ne ñun Sénégal ñun ñëpp benn la ñu jarul kenn di jam kenn paaka te ki nga xam ne dafay jóg parce que man du ma joxañ kenn baaraam yow je pense que waxi noppi ak keneen moo tax ma ne tout le temps dafa am loo xam ne moo manqué mooy la communication et l'écoute c'est deux choses qui sont très différentes nit ki ngay communiquer te amuloo écoute nga bañ a wax moo gën nga am écoute te amuloo communication style aussi nga bañ ko def moo gën man démb ba tey li may wax dafa am lu may dox te li may dox ñëpp laa koy ñaan et je vais dama ciy taxaw je pense que képp kuy may déglu te nga xam ne bon li may wax man nëbbuma ko jàmm laa bëgg nañu àndandoo ñun ñëpp dox jàmm ñoo moom sunu Sénégal man looloo ma ñor dégg nga loolu moo ma ñor te am pour te dire ñi ma waxal ñëpp vraiment ay nit lañu ba ci yow nii donc ñi nga xam ne nag ñoo comprendreul xëy na am na ñi nga xam ne comprendre ñu dañuy nekk ci suuf di yàq le seul moyen de déstabiliser le pouvoir bi nga xam ne moo tax tey ji Sénégal ñëpp jooy Sénégal ñëpp sonn li koy déstabiliser mooy manko defar ko naka lañ koy mankoowee mooy xëy na les activistes comme le nom dit ñoo war a wuyoo benn baat activiste ñoo war a bokk xel bokk xalaat waxtaan ñun ñëpp waxtaan bi ñuy waxtaan ça veut pas dire réunion waxtaan bi ñuy waxtaan ça veut pas dire nii lañ koy defee mais nañ ko defee ci dans le cadre du respect ñu def ko ñu teg ci cadre ok man de vraiment sama réew moo ma ñor que tamit la même chose activiste ça veut pas dire man kenn maay wax wala maay non ñun nous sommes tous porteurs de voix tout porteur de voix nga taxaw jël sa responsabilité ñu joxante ñun ñëpp loxo jëmale sunu réew kanam li nga xamante ni léeboon lippoon la nag loolu nañ ko fi fàtte amoon na fi la ñuy wax ñii ñi ngi doon jamante paaka yooyu kenn ku ci nekk sa góom wér na dañuy nekk ci jàmm man sama kudd jàmm la raj man wax naa la carrément ne la man Hélène nëppwuluma la soo defee mistake yow xam nga man aw ma lu may nëpp damay jaar ci digg yu wax la ko en plus yàlla dogal nag man yow seede nga ko léegi bokk nañu koñ boo xamante ni wax dëgg yàlla xëy na waxtaan moo indi lii xamuloo woon xamuloo woon kër gi ma juddoo yaroo fa kooku nga pooyee te xamuma ko ça veut dire que Sénégal muy ki nekk ba Bakel ki nekk ba Kédougou ki nekk ba feneen ñun ñëpp on est de la même famille su may contre nag na contre ma man sama wax ñaawul tey sama wax ñaawul suba sama wax dafay rafet dama koy teg ci yoon am na ci nit nag ñoo xamante ni xëy na ñoom ñoo bëggul jàmm may leen Malika ay kër Malika dugg na ci live may leen Malika ak Assane ay kër please na kër gi xonk may ma ñëw genre boobu nag c'est les gens masqués kenn mënul xam ñooy ñi ko ba seet yooyu seen profil du leer duñu du ma joxañ kenn mais je dis seen profil du leer dinañuy dañu may saaga dañuy lay saaga keneen mais loolu laa gëmul pour lan nañu jéem a arrêté loolu ñun sénégalais la ñun ñoo bokk ndey ak baay man de ku jóg ne di ngay gar sama di ma jéem a arrêté moom ne la pour ni moom sa mus du baax kooku moom dafa leer tu vois donc
nañu diggante loxo ñun ñëpp nañu jëlee suñu réew fi mu nekkoon ndax Sénégal je pense que 4 générations yi fi am yëpp yi nga xamante ne ñun ñëpp ñun di seetaan live yi ak yi xew ni on a vécu tous les 4 générations Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall. donc nous sommes tous ay nit ñi ci lañu. waaw bés boobu ñu war di ko dund depuis hier démb ba léegi ñu topp di ñuy dund souffrance bi xamante ni suñu yaay yi fajootuñu suñu papa yi ñu ngi feebar suñu jën jàllatuñu l'école est morte l'éducation moom waxat mooy école bi dematul daara yi sonn nañu léegi mais ñun ñoo ko mën a defar yëkkatiwaat tey nii ñun nag jàpp mon appel c'est très simple dama koy wax encore une fois de plus sama appel dafa leer dafa simple damay woo Sénégal yépp Sénégal laa wax ñi nga xamante ni ñi ngi souffrir ñi nga xamante ni ñi ngi jooy ñi nga xamante ni aussi tey jii am na seen naxar ñi ngi am ñun ñu leen di waxal ñun ñëpp ñu jàppoo joxante ni defar sunu réew defar sunu réew en tout je suis apolitique et y a personne qui m'a donné un plan y a personne moo xamante ni nee nga ma kaay yow waxee lii bi nga waxee nii man damay ñëw fekk mu yàqu ma digi ko te je pense que ñi may déglu man dama koy je sais que demain ou bien ce soir lii dañuy dem ci net bi mi ngi fekk YouTube et Seneweb li may véhiculer le message que je donne à tout un chacun tout Sénégalais képp kuy déglu nga dégg ma tey ci nawet bi Hélène donc bëgg nga xam ne ñun ñëpp ñu bokk ndey ñun ñu bokk baay ñu jàpp nit jàppal sa morom jëlal nga teg ko ci suuf te yàlla suñu borom tax ak suñu cosaan yi ñu am suñu réew ak aada ñu continuer defar suñu Sénégal c'est le seul message boo xam ne je pense que àdduna foog naa tey ku ma dégg di nga mën a ànd ak man ci kaw loolu parce que du ma ñaawal dara lépp lu may wax bu ñëwoon ak wax ni démb sañ naa tax ñu naat ko mais ñii ñëw naan la Hélène yow groupe la nee nañu lii ñii ñëw naan waa groupe bala Hélène nee na ni ñooñu ñëpp kenn baaxu ci ñun ñi nga xamante ni ñooy li nit ñi ñoo bëggul ñu avancé ñoom ñoo nekk suuf. non loolu nee naa la li ci am solo mooy ñun ñëpp. lu yàqu Facebook inbox yee ko yàq mooy ñooñu nga xam ne du ñu wax ci live yi par exemple du ñu wax ci post yi mais ci biir la ñuy réagir bu nit ñi waxee ci biti ñoom ci biir la ñuy dox te dañuy dem ci ñëpp la ñuy dem nag bu ñu yóbboo ci Hélène yóbbu ci sa tubu yóbbu ci diw yóbbu ci diw waaye nag di la wax nag sa tubu di waxante dëgg man Françoise Hélène Gaye ci liberté ci liberté la sama lépp di doxee man dama libre te dama xoolal ci liberté ak dëgg sama lépp ci laa ko basé gis nga Pa Omar Ndour moomu di sama papa ah jàppan ni muy tàng noonu laa mel man ni mu mel noonu laa mel moo ma yar moom daanaka moo ma dafa c'est l'homme qui m'a le plus qui a mis son empreinte sur moi xaw ma ay waxu caaxaan xaw ma ay defu caaxaan dinaa rus nit nag ma yërëm nit ba tax am yenn say ma flanché mais du ma toléré yabaate du ma toléré yëfu seytaane yëfu naafik ak yëfu reewaande nit di ñëw di ma ko teg au nom de quel que soit nag gànnaay yi nga yow ak loo xal yaa ngi koy gëmloo nit ñi que moom nga mën xaw ma ndax dégg nga fi may waxee man ku bëgg ànd ak man danga may respecté jigéen laa catholique laa am na ñoo xam ne ñu ngi may saaga parce que catholique laa te ñooñu mérité wu ñu nekk sénégalais parce que Sénégal xamul loolu ñu yónnee ay saaga ñu wax ko ay nit naan leen ay jullit yéen ñiy jullit ngeen di ànd ak yiifër boobu ngeen koy déglu ngeen di wax ak yiifër boobu loolu Sénégal xamu ko ku bokk ku yées ci sénégalais rek moo may tuddee man yiifër di ma saagaa loolu déglu ma donc façon nit boobu mënuma def ak ñoom ku mel noonu mënuma def ak yow koo xam ne yiifër nga may woowee naan say ay sénégalais warul leen di wax ak kooku parce que yiifër la ku ma exclure di sant pour ñu exclure ma du fait de ma religion kooku du ma négocier ak moom du ma jege ak moom te ay xoolal malheureusement dangay xam ni mon frère yow dina am ñu ànd ak on n'est pas obligé d'être avec tout le monde mais l'essentiel na ñëpp combattre Macky Sall xam nga ban laa bañ ñooñu nga xam ne dañuy def semblant dañuy combattre Macky Sall te fekk Macky Sall la ñuy liggéeyal nee naa la bu ñu xoosee Macky Sall ngàdd opposition bi
bu ñu xoosee dañuy xuuri Macky Sall nii daggal la ko opposition bi te yooyu dafa nekk suñu biir yooyu yëpp ma xam ko ku ci nekk boo jógee ma xam looy def ma leen di déranger nag ma nekk l'œil de Caïn qui les suit partout donc il faut à tout prix ñu supprimer ma ñu éliminer ma loolu lan yow koo xam ne yowul xaalisu Sénégal loo koy waxee ni dama lay supprimer dama lay éliminer mais yow joxoo ko connexion internet am joxoo ko lu muy lekk nee nga liggéey bëri na fi na nit ñi liggéey yow liggéeyuma te laajuma la 1 franc soxlawuma la sa 1 franc ñëwuma la bu ma dund je vis mieux que toi donc laisse-moi tranquille parler aux Sénégalais comme je l'entends maa ngi nuyu Assane kon yow il faut nga dugg Assane Ndongolo di Ndongolo Assane le grand révolutionnaire donc di wax ni que c'est tout beau lépp nañ ko teg ci respect parce que man jigéen laa mais li tax ma sonn sama àddina moo tax musuma nangu négocier parce que musuma nangu négocier sama respect biñ ma devoir wala sama dignité du ma ko négocier xoolal jagal na ma fanaan ci mbedd bi suba mais bon d'accord su ma tëddee ci mbedd bi damay tëdd sama dignité ma nekk ci mbedd bi mu gënal ma nekk ci palais te palais boobu tooguma fa ak dignité loolu man noonu laa mel sama yaay xam na ko sama sœur xam na ko je préfère être seule dama tàmb nag sax dekk seule mais jàmm jooju buñ koy dox nañ ko dox ci dëgg mais ay fen dem ba fabriquer ay fausse capture d'écran parce que fen nga nit ñi gëmloo leen ni que man hacker laa loolu am na si ñun te loolu dañ ko war a dénoncer feeñal ko parce que loolu mooy war tey Macky Sall di sàcc jikko boobu moo tax Macky Sall di luubal Petrotim yéen wax leen ci luubal boobu te yaa ngeen ne tekk parce que concerné wu leen te yéen ñëpp ñooñu ci nekk yëpp xool nañu xam ne lii faux la parce qu'ils ont la capacité seen biir waaye kenn du ko dénoncer parce que ça les arrange Françoise Hélène Gaye la ñuy attaqué mais bu leen ko nangu parce que loolu fondement li ñuy tabax lay laal fondement li ñuy tabax lay laal parce que ñun dañoo ne ñuy tabax Sénégal ci dëgg ci vérité man c'est ça mon problème sama mu dafa simple Petrotim boobu nga je vois juum sax loolu ma ko woon tudd parce que ñoom waroon nañu dénoncer ay fausse capture d'écran yooyu ñu dugal ci net bi di ma gëm a tuumaal parce que xam nañu ne lii du dëgg parce que ils ont l'intelligence et la connaissance pour savoir que ça c'est pas vrai te duñ ci wax je vais pas prendre défense mais je sais que y a que des intellectuels qui sont bien posés ñoom du ma défendre encore une fois de plus que mu leer ci boppu sénégalais yi ñoom xam nañu li gën xam nañu li baax te ñii ci seen bopp jàmm la ñuy dox ñii ñuy jàmm lay dox ñun li may dox jàmm la li nga xamante ni tey ñun ci soow bu ci incha allah rabbi mooy li ma la waxoon te wiital nañ ci yow ci sa bopp déggoon nañu et moom laay dox muy ñun ñu tendre la main ci sénégalais ñëpp jàpp na ñun ñëpp y avait un seul message qui a été porté yàlla def na ci jàmm ñun ñëpp ñu déggoo ci kaw loolu lépp lu ñuul ci soow ñu dindi teg ko ne Sénégal jëm kanam muy man muy yow muy Petrotim muy ñëpp jàmm dellu ci parce que tant que y a la guerre bu ñu mën a résoudre le problème ci bii nga xam ne mooy dox ci de notre pays xiif mi ngi fay ñëw rafle mi ngi fay ñëw lépp mi ngi fay ñëw pour wax noppi kii feebar donc li ko mën a résoudre mooy ñun ñu nekk fay ko yónnee xaalis bu fi nekk ci nga fay tax nañu waxante dëgg nit bu feebaree yow lay xalaat keneen ak keneen waxi noppi dëgg donc ñun dañuy rey di dundee ci suñu alal parce que ñooñu di dundee ci suñu alal ñun ñu fay ci suñu askan bi la ñuy fayee ko ba pare ñu rendiwaat donc li ñuy def mooy li may lancé te di ko lancé yàlla may ñu ngam ñëpp ñun tout sénégalais activiste yi surtout ñu joxante xol yëpp liggéey la ñuy liggéey jàpp ci te xam ne c'est une guerre critique et apolitique encore une fois de plus sama message loolu la te yow j'étais candidat gis nga ma keneen ak noonu loolu mooy sama message que je véhicule ñu delloo si sunu xel ànd ak yar ànd ak teggin gëm sunu bopp gëm yàlla ak yonent bi gëm imaamu gëm Jésus Christ gëm ñëpp
parce que Sénégal kii chrétien kii musulman Sénégal côté du fa musa ñun duñu ñoo fi nga xamante ne dañuy di xeet jullit yi wala di xeet chrétien yi loolu dañ ko dekki Sénégal te du fa musa xew jamais du fa musa am de ce fait nag man encore sama drapeau de la paix képp koo xamante ni ànd nga ak man dégg nga man Ndiaye bëgg naa nga ñëw jàppale ma ci doxal gis nga yaa ngi ci live bi tey mooy ni wane nañu ni que képp koo xam ni Sénégal moo tax mu jóg ci dëgg ak ci bañ a doxal ni Macky Sall di doxalee man maa ngi liggéey ak yow man awma frontière ci Sénégal d'accord donc ma lay rassurer mon frère que loolu bañ ci waxee démb la ma la wax démb moo nekk ci man ba tey te mooy nekk ci man nee naa la problème yu bari sax dox ci loolu moo tax ma am ko mais sinon normalement je suis tellement casanière que je ne devrais même pas avoir tu vois à avoir des problèmes avec qui que ce soit dama réserver ba nga xam ne normalement waruma woon am problème ak kenn mais vouloir que Sénégal qu'on travaille plus efficacement pour le Sénégal moo tax sax ñenn ñi ma xam leen donc maa ngi lay remercier di la encourager ci initiative bi may leen surtout bu cœur ci li mu dox maintenant surtout bu yàlla na yàlla donc bénir yàlla na yàlla barkeel initiative boobu parce que lépp lu nit di dox il faut que yàlla d'accord ci pour que mu mun a nekk donc ñu ngi lay remercier di la jox rendez-vous incessamment samedi def naa yaa ngi dugg live donc maa ngi lay remercier et jusqu'à defaat encore ay ok fii ak quelques jours rek et je ferai tout le monde si jubbanti sunu réew yàlla la yàlla fay yàlla na la yàlla fay ay tuyaaba lu nit di def rek ah amiin na dox ci li nga xam ne loolu la yàlla digle mooy yërmande dëgg ak dimbalante man ci loolu lay dox ba ma nekkee xale ba léegi maa ngi lay remercier et je suis fière de toi bettu ma nag rue 13 angle 22 you know forever one love bye bye thank you voilà donc mbokk yi ñu continuer ma suivre liste d'appel bi kooku c'était Sétou Bour suñu benn frère sentinelle moom itam mu ngi doo ci combat citoyen bi di wax Assane Diouf ñu ngi lay nuyu woo ma gars yi dañ lay duñu doyal sa waxtaan woo ma Malika my sister I love you I hope you enjoying your time you enjoying Sénégal and ceebu jën and bëggëj and tuufa la famille casamançaise la ay tuufa yoxos netetu oh my god dootoo mën a ñibbi Malika yow dootoo ñibbi dootoo ñibbi Amérique Sénégal dafa neex de Macky Sall rek moo ko yàq fi mu toll nii jamono toll man yooyu laa namm ay yi may wax ni yëpp nag laa namm ay tuufa paañ yoxos ceeb bu weex bu am suul am bisaab am Dakar am moccaat ay waay bu ñi sant Jaañ ak Faal bàyyi leen ma non Macky Sall la ñu dencal fël-fël bi pour Macky Sall la fël-fël bi ak xawam si ok so ñu am benn donc nous étions toujours sur le cas de Khalifa Sall di wax ni que Sénégal sous Macky Sall jamais un peuple n'a été aussi stressé aussi martyrisé par son propre fils donc sénégalais mu nekk deux Sénégal boo xam ne ñii dañuy jaay ay kuddu 50 000 ñiy jaay mais na fi jàll woon nga dugg de bëgg nga def tuuti nga def ci kànje day am kànje am même tuuti dañ ci def géej ak lan laa ci def sax dafatoo dama sama yaay dafa ma jàngal togg de ñun suñu kër da ngay teel a commencé mën togg da ngay teel a togg da ngay nekk primaire commencé togg par force. asalaamaaleykum.
asalaamaaleykum maa ngi lay ziar. sëñ bi na nga def maa ngi sa ginnaaw maa ngi doog wàcc sànq gis mbir bi mu métti ma. mujjee sax toog 30 minutes def live ak suma xarit yi. mais après bu ma gisee ni yaa ngi live ma mujjee bàyyi quoi ma ne xaaral ma déglu parce que yaa ma gën yëpp solo yow yaay suñu drapeau yow yaay suñu bandière comme italien. sei la nostra bandiera. Grazie mille, ti voglio bene. Ecco, grazie. Mais xam nga man lu ma bëgg a wax tey. sàcckat. naka lay tëjee moromam sàcckat. doy na waar. ñan ñooy dugg suma live xam naa dañ la ñëw wax loolu parce que dama naan sàcckat man tey ba ma doonee sàcckat naka laay demee day tëj sàcckat. mënul nekk donc Khalifa Sall nañ ko bàyyi mu ñibbi këram. waaw mais bu fekkee ne sax Khalifa Sall sàcc la xanaa solidarité de corps am na. bu dee Khalifa Sall sàcc na. solidarité de corps mais dañuy wax ñaata la sàcc. man ba tey justice bi waxul kenn Khalifa Sall ñaata la jël. mais bu dee dafa jël xaalis nañ ko xëy na dina am keneen ku ko bëgg a dimbale. donc nañ ñu may jàmm on n'a pas du temps à perdre ñun leneen la ñu xalaat. mënuñu toog ci gouvernement bu nga xamante ne dafay def mel ni affaire xale. man gis nga ñi je les considère comme mes enfants. dañuy amee caprice quoi genre caprice la ñun am nañu leneen lu ñuy xalaat lu dul nekk ci politicien dañuy wàcc liggéey yi sonn war a noppaleeku nekk ci politiciens yi nga xamante ne amuñu benn gàcce amuñu benn jom. quand même il est temps qu'on les renvoie ces jeux. Le Sénégal est malade. On a un gouvernement malade nañu dem faju man yaakaar naa loolu laa bëgg a wax tey nañu dem faju ji. gouvernement bu feebaree nag ñun tooguñu fi pour yóbbu leen ay xawma ay clinique wala hôpital nañu ñibbi seen kër ñu may ñi suñu jàmm. Voilà, il est temps qu'on dise la vérité qu'ils arrêtent ces conneries lii conneries la quoi. Sénégal laa ngi ni jaxasoo complètement ngir benn nit. moo tax attention si sa xaw ma ndax mun naa wax tur googu ci sa biir live. mais bëgg naa ne Bouba Ndour Bercy ci live bu mu def xaw ma kañ émission bu ma dégg démb. mais Bouba Ndour il a dit la vérité. Sénégal Macky Sall ak frère moomuñu ko. ah Bouba Ndour de may leen koy kër boog may leen Bouba Ndour ay kër may leen kër Bouba Ndour ah non may leen dafay def day wax dëgg nag wax dëgg yàlla. may leen kër Bouba Ndour seetaanatuma day naxari ba naxari mais dëgg dong la seen émission boobu mais Bouba rek moo fay wax dëgg. Bouba keneen ki Charles day xaw a ragal day xaw a raay affaire yi Charles. non xam nga la moo tax Bouba Ndour mel nii. gis nga ku génn Sénégal dëkk bitim réew. ñeme ko te nga wax kii mu bàyyi yëpp na la toog waaju ñuul boobu waajoo yu tudd xaw ma nu mu tudd Birima ñeme na Charles la toog bu ñu waxee mu naan ko portugais la xaw ma lan. yow foo jógee yow est-ce que jógee woo Gànnaar. Birima est-ce que jógee woo Gànnaar kooku ignorant la kooku xam nga on est y a des intellectuels y a aussi des ignorants. ignorants il faut les écarter man loolu laa ci gis quoi. voilà moo tax gars yi lay attaqué tamit ci biir net bi man dama leen sa tontu parce que man ñooñu dama leen di xool ñi ay ignorant lañu. ignorant nag xale yoo xam ne sax da nga koy jàngal rek sinon la rek ñu jóg jublu ci boobu. mais loolu du ma ci dugg parce que. voilà on est voilà man maa ngi lay bàyyi mais bëgg a wax rek sàcckat warul tëj moromam sàcckat. bu dee dinañu waa ji dafa sàcc man yaakaar naa ni Macky Sall 7 milliards yi mu déclaré noonu na ko sàcc. la mu sàcc concorde. donc bu dee justice am na Sénégal na ko justice. voilà bu dee justice am na Sénégal justice nañu jël Macky Sall yóbbu ko ci baro bi mu wax leen lu tax mu déclaré patrimoine bu 7 milliards. effectivement maa ngi lay nuyu bonne nuit. allez good night mon frère merci kooku di Alain depuis l'Italie Alain Diémé di def live de temps en temps d'accord. Voilà donc Bouba Ndour vraiment dinay def intervention yu am solo nit ki nag vraiment il faut toujours le dire ma ñëw ci thème mu fekkee ma ci boole avant ma dugal Gaët je vois pas tellement mais bon je pense que c'est un Gayen comme moi di wax ni fekkee ma ci boole concept fekkee ma ci boole déjà dafa feeñal Youssou Ndour déglu leen ma wax la fekkee ma ci boole fàttaliku leen yéen fan ngeen doon déggee ñu ne fekkee ma ci boole. mooy benn ngeen toog seen kër am lu fa nekk c'est-à-dire rek benn mère daal di yegg si fekk ñu taal añ rek mu daal ne fekk ma ci boole daal di ñëw toog ñu ne ko toogal añ mu ne fekkee moom ci boole wala mu ñëw au hasard fekk am xew bu am ci kër gi daal di toog ne yow yëguleen ma ko waaye di fekkee ma ci boole jox leen ma sama sër bu dee si ñun séeréer rek ñu ma xam dañoo bëgg ay sër paañ c'est que xewu séeréer ay sër la ñuy joxe léegi man de fekkee naa ci bàjjen yi laa bokk donc c'est-à-dire fekkee ma ci boole ci boppam dafay wone que waa ji Sénégal ñoru ko
waa ji la ñuy wax ñëwu ko waa ji la ñuy jooy ñëwu ko fekkee ma ci boole man daal maa ngi ci waaye bokkuma ci en fait damay jël li ma ci mën a am rek baax na mais loolu la damay maanaam la ngeen di dañuy séddale c'est la notion de jouissance par contre bokk moo ma ci boole ñun la ñuy wax bokk ñun dañ ci bokk moo ñu ci boole li ñuy taxaw ni dañ cee bokk du fekkee de fekkeewuñu ñun dañoo bokk Sénégal moom dafa mel ni benn alien bu débarqué rek fekkee donc fekkee bu boole am na ma laaj ci sama wàll et c'est grave xoolaat leen concept bi ngeen gis que ça trahit le manque d'engagement de la personne qui a créé ce concept le manque d'esprit ni oui patriotique de la personne qui a créé ce concept là mal américain xoolaat leen seen concept ça va pas du tout oui maar na nga def waaw maa ngi ne rek François waaw maar nag gars yi waa Paris mere nañ leen parce que nee nañu hey boys nee nañu demul leen manifester ñag yee fa nekk di yuuxu Macky Sall yéen kenn gisu leen loolu laa lay teewoo non ren gars yi préparé ñu pour def manifeste ren gars yi demuñu parce que ren gars yi dañu bëggoon Ndeye Fall ngeen doon xaar yéen Ndeye Fall ngeen doon xaar mu jiite leen Ndeye Fall ngeen déedéet jigéen yi ngeen doon xaar ñu jiite leen déedéet xaaruñu benn jigéen de parce que ñun dañuy booloo lépp li ñuy def dañuy booloo def ko ci dëgg parce que problème moom mooy ñun dañu foogoon ni waa kër Khalifa Sall yi ñoom dañu uti autorisation ñun ñu ànd ak ñoom accompagner leen ñu xeex bi waaw lu tax mais ñoom lu tax waa kër Khalifa Sall war a jiite parce que Khalifa Sall dafa nekk ci kaso bi mais yow léegi Karim Wade mu ci kaso bi Karim Wade la mu nekk kaso bi Karim Wade bi mu nekkee ci kaso bi juróomi at yi ñun waa PDS ñun ñoo doon xeex amul benn parti bu fi ñëw di ñu xeexle ñun ñoo doon xeex ba Karim Wade génn bi ñu jàppee Khalifa Sall ñu kon ne di ko xeexle ñu nit di ko xeexle kenn nag bu ñu demee ba Macky Sall war fi ñëw ak xeex bi ñu doon xeex ci dëkk bi yëpp ak manifeste yi ñu doon def ñoom waroon nañoo ut autorisation ñu ànd ak ñun continuer xeex bi mais ñoom nanguñu ut benn autorisation ñoom lan la ñuy ragal ci Macky Sall. kon da ngeen doon wujjee ñu daf ñuy jaaxal. kon en gros da ngeen doon wujjee. kuy wuti non lan lay affaire bi daf day mel ni genre complot xanaa moo am ci affaire yi ñoom bu fekkee nañu woote dëgg la dañoo war a dëggal seen bopp dañoo war a taxaw saaga ndey Macky Sall gouvernement bi ñoom loolu la ñu war a def mais bu ñu boot ci benn nit. waruñu boot ci benn nit. ndeysaan dañoo wii. waaye booy nit que booy def dara da nga ci ànd ak franc ak dëgg jàpp nañu Khalifa Sall dëgg ko mais ay nitam ñoo war a dëgg engagé wu soo wane seen bopp bàyyi affaire yu fekk ñuy def dëggal seen bopp xam ne kii dañu koo jàpp dañ ko war a bàyyi par force. dëgg la parce que ay sàcc rek a nekk Sénégal yu ñu bàyyi ñu am freedom. dëgg la fuck all of them. fuck all of them. ëpp loo saaga yu métti fuck all of them mais kan mooy Macky Sall waaye ñoom ñëpp seen dëjjëw ndey foofu laa ay daane la. ak fël-fël ak xawam ak fël-fël moo gis nga nag nit ñi ñëpp mel donc c'était mal américain depuis New York di wax ni combat bi xeex bi nii waa Khalifa Sall gars yi dañoo ne ngeen takk seen digg ngeen jiitu ñu topp seen gannaaw mais man damay ne déedéet loolu mooy dañuy dellu ci poème Thomas Niemöller benn pasteur allemand bi wax ni ba ñuy jëli dafa attends parce que balaa ma wax ko ci ma faussé ko wow no that's for hey okay you can God you can take it baby you can take it we share it excusez-moi excusez-moi Thomas Niemöller dafa ne ba ñuy jëli syndicat ñiy def nekk ci syndicat yi dama noppi parce que dama jàppoon ni duma syndicaliste ba ñuy jëli excusez-moi parce que j'aime pas dire les choses j'aime pas may leen ma xool ndax dinaa gis son fameux poème ok donc Niemöller c'était un pasteur
allemand et il a parlé du principe de la solidarité bi nga xam ne dañ ko war a am ci société bi bu ñu laalee ay principes yoo xam ne dafay affecter les droits du citoyen ñëpp a jóg sans attendre que ñu ne you know man bokk ci laa bokk xam nga fi mu toll nii quelque part nit ñi dañuy xaar ni wax ni Khalifa moo nekk en prison na ñëpp a toog waa Khalifa bu ñu jiitoo ñun ñu topp ci mais Karim Wade mu ngi en prison c'est une forme de prison là où il est au Qatar c'est pas qu'il est libre de tous ses mouvements sinon je suppose que il serait venu au Sénégal. Asalaamaaleykum ok donc Thomas Niemöller on revient à Thomas Niemöller donc parce que dafa ne ba ñu ñëwee di jël communiste yi dañoo ñëw di jël communiste yi waxuma dara parce que j'étais pas man duma communiste donc dama leen seetaan ñu ñëw di jël socialiste yi waxuma dara ma seetaan leen ñu yóbbu leen parce que duma woon socialiste allo hold on garde la ligne ma yeggali poème Niemöller bi. fayal beneen téléphone bi ngay jëlee live bi mon frère d'accord ok waaw garde la ligne après ñu ne ba ñu ñëwee di jël maanaam syndicaliste yi dañoo noppi damaa noppi parce que du ma syndicaliste je n'ai rien dit parce que du ma syndicaliste la ñu ñëw jël sim donc c'est pas mon problème ba ñu ñëwee di jël les juifs damaa noppi parce que du ma juif nekkuma juif donc sama yoon nekku ci dama toog seetaan leen ñu jël juif yi yóbbu léegi ba ñu yóbboo juif yi ba ñu ñëwee di ma jël si kenn nekkutu fa woon pour mun ma défendre parce que j'étais là man maa fa desoon loolu la Macky Sall nekk di def mbokk yi Sénégal donc day njëkkee ci par benn PDS la njëkkee après bu leen foog ni ci Khalifa Sall lay yem de dina am na keneen ki ci topp bu paree ci Khalifa Sall ba lijjanti ko bàyyi ko ba 2018 côté yooyu mu defal ko procès daal di ko condamné mu wóor ko ni écarté na ko de la course Karim Wade moom mu teg ko loo xam ni Karim Wade moom du mus a jàll comme candidat donc bu boobaa nag moom mu des élection sans candidat sans concurrent Macky Sall daal di créer ay façon concurrent yu bizarre comme yamu créé woon ci législative yi ay guñaa fiyee taxawaati encore soob après Macky Sall dem deuxième tour ñooñu ñëpp dem jàppale ko mu ne gagné naa élection yi kooku ban dignité la am amul dignité c'est dégueulasse cette façon de combattre il faut toujours combattre à la loyale mooy li may wax aussi samay adversaire combattre à la loyale ba ñu ma ko ma combattre mais combattre en homme parce que man je me combats comme un homme mag góor yi ñoo bokk formation sëñ bi yaa ngi en direct waaw na nga def maa ngi fii ñu ngi sant bu baax Medoune Diop Medoune enchanté donc yaa ngi ci direct bi joxeel sa contribution waaw ñu ne waaw li ñu joxe mooy combat li du combat wu waa kër Khalifa Sall wala waa kër Karim Wade combat wu àdduna yëpp du combat wu Sénégal yëpp la du combat wu góor ñi du combat wu jigéen ñi ñëpp ñoo si war xar suñu tànk tubéy kenn ku nekk fa nga nekk yaa war a nekk fa dara Khalifa Sall wala nga nekk Karim Wade wala nga nekk Abdoulaye Wade wala nga nekk benn Hélène wala wala Dior mais bu ñu dee xaar naan ku waa kër Khalifa Sall yow def wala waa kër Karim Wade yow rek wala waa kër Hélène wala waa kër kii loolu du dem ñu Sénégal kii la ñëw xamuñu kan la kenn ku nekk am na ko yéene mu ñëw mais nañu boolendoo ñun ñëpp di jëlee Macky Sall lu Macky Sall jógee su ko defee léegi bu gouverner nag nga xam ni ngay gouverner teg ci yoon wala ñu def la ñuy def Macky Sall rek effectivement yéen daal waxtaan leen ak maire yi ak paa yi ci koñ yi waxtaan leen ak maire yi ak paa yi loolu kay moom si la ñu dëkk man de 100 000 la nga ci génne mais dinañ ma bu leen ma ñaanal dégg nga paa yi bu leen ma maudire lii dañ koy wax pour conscientiser yenn famille yi ñiy continuer di voter Macky Sall malgré que seeni doom ñoo nekk ci bitim réew bi sonn 4 minutes moo des sëñ bi conclure rapidement moo woo gayet ñu tëj waxtaan bi. waaw moom daal loolu man loolu laa nag tëddoon na après mais dama dégg kii dugal léegi maaras bi wax ay affaire la ak. voilà loolu moo tax ma ñëw pour contribuer loolu daal ñu ñaanal yàlla def jëf. kontaan naa jërëjëf Medoune merci beaucoup. jërëjëf on est ensemble le combat continue. voilà donc waxtaan bi donc jeex na mu ngi des 4 minutes épuisé nañu temps bi Facebook joxe
Donc ce qu'on va faire, c'est appeler rapidement un des partisans de Khalifa Sall. J'ai pas pu l'appeler très tôt, mais on finit avec guide. Allô. Waaw asalaamaaleykum sëñ bi. waaw waaleykum salaam Hélène. waaw donc waxtaan bi tey temps bi jeex na donc 3 minutes la ñu dese léegi yow la ñuy jox nga tëj waxtaan bi yaa ci gis ne dama def. dopation lay def. waaw bon man Hélène li may wax du mat sax 1 minute. lenn rek laa doon wax. je mets en garde. ñun jeunes socialistes yi. ñun jeunes yi àndal Khalifa Sall. ba ñu tëjee Khalifa ba léegi yàquñu yóbbuñu defuñu dara. on a été toujours serein comme moom ni mu ko bëggee. mais là où je vous parle on en a marre. ñi ngi tenir di wax opinion internationale. di ko wax sénégalais yi. di ko wax sëriñ yi. di ko wax sunu yaay di ko wax suñu pap yi. fi mu nekk nii Macky Sall lu mu gis rek ñun la. fi mu nekk nii li mu bëgg duñ ko may te duñ ko nangul. duñu nangu mu tëj Khalifa Sall pour Khalifa Sall bañ a dem présidentielle. instant yi nii on est prêt à donner nos vies pour la libération de Khalifa. loolu laa amoon Hélène lu may wax te li may wax nii dama ko maîtriser te ragaluma ci dara te ñun ñëpp on est conscient par rapport à cela. Macky bu yeboo mu xam ne mu bëgg dina bëri mu bañ dina bëri 2019 ak Khalifa Sall loolu maa la ko wax Hélène. En tout cas du courage à vous ñu ngi leen di encourager te loo leen def rek man damay wax toujours que koo xam ne dañ la jox suñu démocratie nga koy fooye pour tes intérêts personnels. Combattre le par des voies antidémocratiques et légitimes. Donc je reste démocrate devant quelqu'un qui respecte la démocratie. Quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie ne mérite aucune considération, aucun principe démocratique. Il faut lui appliquer les mêmes règles qu'il applique aux opposants. Du courage. Très bien. Le combat continue. Merci Hélène. Merci à vous. Merci. Voilà donc mu ngi noonu foofu la ñuy yem tey donc di leen remercier yéen ñëpp di leen wax ne nag may leen ma ay cœur donnez-moi des cœurs waay na kër gi xonk waay non mais gars yi dafa mel da ngeen sonn de xanaa dafa guddi fi ngeen nekk da ngeen di nelaw. Voilà donc maa ngi nuyu donc mon frère Assane Diouf di nuyu Mamadou Safra di nuyu mbokk yi tey Nafi Diallo next live you need to come in war nga ñëw bak bokk joxe sa contribution di nuyu Bokar Dramé Ngom Yacine Aïcha Kandé Kandé maa ngi nuyu ak waa groupe Kandé maa ngi nuyu les groupes WhatsApp di leen wax ne am na groupe yoo xam ne ay sàcc nangu nañ ko ay ñoo xam ne dañ leen di yëngal Sénégal sàcc sama groupe génne sénateur Charles Mendy def changé groupe bi ni laa ko mënoo defal groupe WhatsApp booy defal Sénégal ban njëriñ ngeen amal Sénégal j'ai honte wax seen tur sax damay tilimal sama mbir moo tax dama tudd seen tur yéen ñooñu ñaari jigéen ñooy sàcc groupe WhatsApp bi jël leen clé de wax seen groupe bañ lay invité WhatsApp ne le groupe boo xam ne Françoise mu ngi ci woon bu fa dem parce que ay jigéen yu sàcc sama groupe ñoo leen clé de wax seen si tu regardes ma vidéo ne va dans aucun groupe WhatsApp waxal ak man directement parce que ñooñu dañoo sàcc sama groupe WhatsApp invité la fa donc mbokk yi yéen ñëpp maa ngi leen di wax partager leen vidéo bi ñu joxante rendez-vous samedi avec Assane Diouf demain avec Dior 20h30 heure de Paris samedi 19h avec Malika et Assane Diouf donc la lutte pour le Sénégal un Sénégal meilleur un Sénégal juste un Sénégal digne un Sénégal que nous voulons tous Sénégal boo xam ne dañoo bëgg ñun ñëpp ñu xëcc ci gis suñu bopp tàggatoo donc à bientôt rendez-vous demain avec Dior à 20h30 samedi 19h avec Assane Diouf.